de Lampita. ñu am ci lu leer muy proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité ñu yóbbu ko assemblée nationale le bureau de l'assemblée moom moo ko rejeté avant muy dem assemblée déggoon nañ ci sa position bëggoon nañ ci amaat rek lu gën a leer ak ban commentaire ngay def tey ci ginnaaw yóbbu nañ ko assemblée nationale et le bureau de l'assemblée nationale rejeté ko 11-9 yi voté ne moom nanguwuñu mu jàll. waaw mais xam nga loolu taxoon sax ma génne ci xalifa yi nga xam ne say mbokk lañ leen keccet leen ci parce que lu ko noonu tey dañuy ne dañoo rejeter proposition sëñ Muntaxa wala sëñ Siiru wala sëriñ Ñas wala sëriñ Njaasaan wala feneen déedéet léegi ñoom rek la ñu rejeté wuñu ñu nax dem ak seeni réserve sur des documents xam nga malhonnêteté passé wul nga ñëw fekk kilifa yow soxna si nga tudd soxna doomi Abdou Ndiaye du noonu waaw yow doomi Abdou Ndiaye xanaa fi mu ne seen TV gi sax dañ la one la kay signé fi loolu ñàkki teggin la defar sa texte ñëw si sëñ bi kilifa signeel fii kilifa yi bërëmi teggin lañ def nañ seeni réserve ci gannaaw la taxoon moo wax loola moo juddu tey mooy kilifa yi jombulu nañ ñu ne dem nañ ba assemblée bi rejeté leen bu doon loola dafa ñoroon kilifa yi ñu ne xalifa sanga wàcc na ji nga assemblée ba day tas ndax ña fa ne seen taalib ñëpp dañu daw génn ñëw sukkal leen raamal leen nuyu leen te ñooñu duñ fa mën a jógee wote leneen ña fa nekk ña bërëb yi sëriñ lañ def leen a wóor ne lii ñun ñëpp a ñaawlu lépp loo xam ne jikko ju ñaaw la ak jëf ju ñaaw ak jëf ju bon ñun ñëpp a ko ñaawlu à commencer par man ndax quand même man rek la ci yonent bi jur yaayam de te dama koy teg fee waaw sama yaay mosul xam lu mooy alxuraan nekk na sëy na Kawlax juróom fukki at ba nu mu fekkee boroomam mosul xëy du alxuraan lay xëyal di ko gontal di ko boole ak woor ak leneen te loolu la def ci man saay boo gis nag ndey ko jàngal kon nag ce qui est important de loolu depuis juróom fukki at ak juróom it maa ngi liggéey l'islam te ñoom ñi kenn judduwu ci waaw ba seen ndey di njagamaar maa ngi liggéey l'islam ñu di ma jàpp fii lakk naa fi drapeau France ñu jàpp ma jox naa fi Senghor ultimatum ne na fi jóg mu démissionné Amadou Khalifa Niass ji moom lañ xam bu yàggul ayatollah de Kaolack lëmba presse internationale daan tuddee bind nañ ci man 4 téeméeri téere je suis pas un illustre inconnu li may xam naa ko te maa gën a yell ci défendre l'islam ndax ci laa juddu ci laa nàmp ci laay lekk ci laay dee wax naa ni bërki démb ci yor naa ay soxna ñett ñi am nañ doom ci benn at mi ku ci ne sukk na jur ma tudd te maa ngi sama 75 ans loolu kuy njaaloo du ko man dooleem day jeex ca 40 ans am na fi man li ma wax dama ko jël teg ko fi nee naa leen alxuraan dafa bëgg sutura amoon na ay nit ñoo xam ne dañoo jigéene wala ñuy jigéen lu mësu fee jóg mais loolu dafay mel ni baignoire boo xam ne ci côté bi dafay bënn am na foo xam ne bu fa tolloo du teree root kii root parce que xam na ne bu pàllaxee tuuti génn mais dana yóbbu lépp ci ndox ma ca kër ga benn baignoire ça dépend ci fan la bënne société 100% bu dee boobu la ñu illusion la ñuy jaay du mos a am te damay leen di wax ñaari wax dëgg Seydina Aliou ba Seydina Aliou dafay xeex ak ñi ko contre ba ñu yëg ne gañe na leen ñu seet seeni borom xel ñu ne nu ñuy def ñu ne nañ ko nax ñu ne nañ koy naxee ñu ne jël leen benn der bu def xëtum alxuraan ngeen wékk ko ci jaas yi ñu wékk ko ci jaas yi loolu mooy nañ àtteewu ji ci alxuraan ñu ñëw wax ko Seydina Aliou mooy ne kalimatu xaqin urida biha baatil wax ji dëgg la mais caay-caay la lal yonent bi ko waxoon Seydina Aliou ko waxoon
waxaat naa ko. mooy kon dama ne la Seydina Ali waxoon waxaat naa ko. wax ji dëgg la mais caay-caay la lal. fan nga ko teg loolu. dama ne. à quoi ça sert nga amati nit ñi. pour dem bunt assemblée ñu ne tu n'es même pas recevable. yow amoo droit sax dugg fi. mais motif yi bureau bi joxe. est-ce que motif yi valable yaakaar nga ne man nii ñàkkuma ay proposition ci benn article ci constitution bi. yoo xam ne nugg naa ko modifier. yow noonu keneen noonu bu doon ku jóg def loolu kon assemblée bi du liggéey. modifier benn article de la constitution du lu yàlla may kenn du lu constitution bi may kenn. ñoom bokkuñu. bu ñu nekkoon parti politique peut-être. une alliance de partis politiques. bu ñu nekkoon ay kilifa diine yi ñu wax ne ñoo leen lebal. bu ñu ñëwoon gaare nga xam kenn rek bu ci ñëwee gaare assemblée bi yëngu. nañu loolu fen woowu wane naa ko. c'est-à-dire que sëriñ dañ lay laaj nga ay jikko. suñu benn kilifa mos nañu di jàngal ne. pël boo xam ne dafa yore nagam te ñoom bu ñuy taalibe bu ñëwee fekk mu dem ci ay nagam wala ci ay toolam ñu sàcc ci soow ma ak ca neni ganaar ya bi mu nekkee mag di jàngale nee na pël bi njool mu taxaw di ko xool mu ngi jàngale taalibe yi ba mu yàgg mu ne nekk ki taalibe moo nekk sëriñ ñu ne ko waaw mu ne kon kay sëriñ kaj la woon maanaam sëriñ si li saay si xam yépp xam nañ ko waaye dañ ko séexlu teg ko fee. mais monsieur Niass. di def lu rafet maanaam. soxna si waaw demal. collectif sàmm jikko yi. du ñoom ñoo yóbbu le projet wala la proposition de loi ci assemblée nationale. ki porté tey projet bi mooy Mamadou Lamine Diallo ñu gis ci ay député yoo xam ne dañu fare ci. soxna si yow foofu nga toll. waaw journaliste bu mag bii. foofu nga toll ci xàmme woo ne Mamadou Lamine Diallo dañ koo jox jottali. waaw loolu laa wax man kay ci laa déedéet kon li bul ci moom la jox ça c'est la forme un journaliste ne s'attarde jamais devant la forme. monsieur Niass man dama lay laaj su ko defee yow xalaat bi nga ci am. ak xam-xam bi nga ci am dama ne la nga leeralal Mamadou Lamine Diallo n'est porteur de rien. il n'a été qu'un transporteur. transporteur ou pas moom moo ko yóbbu assemblée nationale. waaw assemblée nationale moom ak yeneen i député bokk na ci tey Moustapha Guirassy Souaré ak ñeneen ñu yóbbu ko assemblée nationale motif yi parce que da nga dugg ci assemblée dugg ci constitution motif yi bokk na ci ñu jàpp ne li nga xam ne moom la def comme communiqué le bureau de l' assemblée nationale mooy président de la république tranché woon na ci mbir mi est-ce que jaroon na ñuy dugal. président de la République ci loi boo xamante ne député yi ñoo représenté le peuple à l'Assemblée nationale et pas le président de la République Macky Sall. maanaam yow séparation bi ni nga ko tuddee. séparation des pouvoirs. non d'accord mais cette séparation n'en est pas une. non. français dafa subtil. waaw de cette subtil. ay ca bo. oui français je suis frappé par te yet dalu ko loxo dalu ko kooku y a un autre français dans le français. qui permet de comprendre que cette séparation n'en est pas une. Mais il y a une continuation à partir de tel endroit. Loolu rek la. Loolu rek la. Ils ne sont pas séparés parce que. De l'Ampita.